chers internautes de Chronique TV, c'est reparti, c'est le beneen numéro à la découverte de. Alors tey dañu ñëw découvrir koo xamante ne vraiment je peux dire bokk na ci ñi nga xamante ne actuellement ñu ngi sur la toile di diriger ci monde médiatique monde cinéma ñu di ko wax Samba di ko dàkkantale Samba Baye Samba nuyu naa la. fay naa la. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah. dina bàyyi nga nuyoo ak internet yu lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu internet yi ñi nga xam ne tam tàmm nañu surtout rubrique wala émission à la découverte de. te ngeen ñëw seet si Samba wala Mori wala Malcolm. mais nuyoo bi maa ngi ci jiital sama sëriñ. sama buntu ci yàlla. sama xol sama muxadam sama noyyi. sama dund sama dee sama mbëggeel. sama raison de vivre sama sunshine sama alal sama lépp. Mawlaaya Baye Demba Sy ak Khadra Kashiful Albaj. moom tamit di nuyu buntoom ci yàlla. mu nekk Baye Ousmane Dieng di nuyu waa ulama bi yëpp. ñoom tamit ñoom ñëpp seen buntu mu nekk Baye Dramé buntoom nekk Thierno Assane Deme nekk sa maam Thierno Assane Deme buntoom nekk radiyallahu taala anhu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nekk suñu lépp. moom tamit léppam nekk Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane nekk lépp nekk yonent bi. yonent tamit nag lépp nekkam yàlla donc loolu moo nekk nuyu bi. luñ fi nuyu lu dul loolu ñàkk nañ lépp. dëgg la de alhamdulilah kon mu ngi noonu di nuyu bi am na solo lool alors tey ñu fas yéene waxtaan ak yow ci sa carrière. Samba ñu jékki-jékki saay gis ko ci scène bi Samba di def cinéma di jouer alors Samba déjà lan moo la dugal ci mode audiovisuel. monde audiovisuel sob rek ci mbëggeelu yàlla la tamit parce que ñun ñëpp temps xale muy Marak muy Babs ak cadreur bi buñ seetaanaan film da ngay bëgg a def les mêmes choses. mais yaakaaruma woon ni nag ni dinaa ko def parce que man sama rêve c'était le basket. loolu parfois ci yenn interview dama koy wax dama yàggoon bëgg nekk basketteur. di ko bind di ko taf sama yére yi je serai un basketteur et tout. mais yàlla bu la tracé la yoon mu nekk sa mission lu ñu bàyyi dem ba di wax ay missionnaire ngeen. fexeel ba ngeen wéyal seen liggéey. donc cinéma bi la après ma dem armée bi ma jugee armée après ma ñëw dans la vie civile ma wax nag léegi. relevé naa défi ñu bëri. parce que dañuy yaakaar ni boo armée dafa metti ba man du ma ko mën a dékku. ma dékku ko après bon ci laa ne nag léegi xaar ma def. mais jaar nga armée ça se voit pas. jaar naa Bango foofu ëttu góor ñi amul fa gën a metti Bango ci Sénégal. est-ce que du loolu mooy expliquer yar bi nekk ci yow macha allah. waaw yar bi loolu dëgg la yar bi Bango def na ko man des fois dama koy wax su ma amoon ndogal ci dëkk bi. ku am 18 ans rek. da ngay dem Bango waaw day dem Bango mais du pour mu dem mu nekk éternellement un militaire non dem def ce qu'on appelle FIC formation initiale du combattant boo paree. que ay FQA wala FQE bu la neexee nga bañ ko def. mais la base mooy nit ki xam cër bu demee liggéey xam ne fulla ak fayda moo la fa yóbbu. ndaw bi teel a am responsabilité teel koo dékku. ndaw bi teel a bëgg coono di ko teg ci ndoddam. waaw merci beaucoup c'est ça. mais armée jaar naa fa waaw jaar naa fa jaar bu tar. macha allah alors ñu ñëwaat ci li la ci dugal ban moment nga dugg si cinéma. c'était en 2015. en 2015 ma xamante ak sama benn xarit bu ñu naan Dieynaba. mu ngi nekk Mbour moom léegi sax dem na. ba gis nga lu ñu yàlla boole léegi ñoo dem ba bokk ay muxadam. macha allah moom dañ doon waxtaan mu amoon na contact ngeen baal ma ci publicité bi mais dafa xamoon waa RDV. donc du coup mu xam leen ñoom ñu ne léegi dañuy def RDV musique sport avant DTV ñëwagul woon. waaw ñu daal di dem foofu commencé léegi je quitté Mbour jusqu'à Dakar pour rek mbëggeel bi ma amoon ci loolu. ñu may invité yenn plateau yi may dem di présenter lu affaire yooyu. benn jour ma def 31 décembre en direct à la DTV sama parents yi gis ko kontaan. sama papa ne ma wax dëgg yàlla yaa ngi góorgóorlu mel ne ko lii laa bëgg ñaanal leen ma ci yàlla ci laa nag gàddaay jóge Mbour daal di ñëw Dakar tàmbale liggéey bi dugg ci cinéma bi. xam nga sama premier film c'était benn film bu tuddoon Laara bi Laaraan boo waroon dem festival New York donc yàlla sama xët bu njëkk daf ma cee jox chance bu rëy. mooy production boo xam ne typiquement américaine donc ma def ko. yàlla def ci xéewal donc man def ma yàlla mooy def. dëgg la mu def loolu ñu pare après yeneen daal di ci topp mais c'était en 2015 léegi mën nañ ne histoire bi yëpp commencé na en 2015. d'accord alors ñu jógee ci loolu gis cinéma bi actuellement maanaam nga jógee ci animation dugg ci cinéma. bi nga jógee ci production externe boobu ngay wax nga xamante ne dafa waroon dem New York. après ñu gis la li Sénégalais yi gën a ràññee ci Samba. moo nekk Golden. waaw sama waa ji nekk fa benn commissaire mais commissaire bi
compliqué parce que am na xale bu koy malmené ci suuf. waaw nan nga dundee loolu. mais naturellement xam nga des fois di nga def dara ki ngay jouer tamit ma koy féliciter. ñu koy Aïcha Fall waaw mais Christine elle est extraordinaire. professionnelle la boo jouer ak moom da lay renvoyer l'ascenseur. donc c'est quoi mooy c'est un jeune inspecteur. boo xamante ne si c'est pas un inspecteur ripou. pourquoi il n'est pas ripou parce que Pikine la juddoo fa la màggee fa la yaroo. xam nga ay parents teel a décédé et cetera mu def formation police dem gis gars yi di jëlantu xaalis ci talibeeg yooyu. muy jéem a bañ bu bëri bi day dem ba day répercuté wu ci aspect dundam couple am moom ak ki mu bëgg. c'est vrai que dafa am loo bëgg a lancer. merci beaucoup c'est message bi loolu la mooy jeunes yi dëgg la alkaati yi baax nañ nit ñi baax nañ mais koo gis rek am na côté sombre bu nekk ci moom. mais loolu taxul tamit nit ki mu bon. donc message boobu ñu ngi ko lancé pourquoi parce que c'est pas man de nature je suis comme ça peut-être que je suis comme ça mais commissaire inspecteur bi il fallait que mu def loolu. non yow bañkat nga de nature yow xaw ma ku la jox casting bi man xaw ma kan moo la jox rôle bi mais. mën aay na casting moom. loolu fa mais c'est ça. après bon ñu def ko alhamdulilah sénégalais yi. apprécier ko mu nekk loo xam bi ñu koy def on n'avait pas besoin de surjouer. on voulait juste que ça soit fluide. comme benn fleur boo xam ne tu dois pas aller contre vent da nga waroon fluide avec le vent booy waxtaan ak moom nga gis des fois sax mu xaw a romantique mais gis ngeen buy romantique sax day dëgëral. xam nga des fois mu xaw a dëgëral tuuti mais rôle bi la c'est le rôle dafa am importance. effectivement yow li nga bëgg a def ak li ñu la wax pour nga def ko ça fait deux ñun acteurs yi bëri na jamono bii instant bii ni audiovisuel mooy bomb ku am téléphone wala caméra ngay dem mais am na benn tic boo xam te ne si il faut adopter ko nga adopter ko ci sa bopp mooy lan je suis un missionnaire. Que dois-je faire pour mon peuple? lan laa apporter la terre sainte. c'est quoi su fekk amoo aspect boobu rek bon da ngay li gars yi naan da ngay bërëx ñël da ngay daw rek tële la. alors mais Samba alors rôle boobu rôle est-ce que loo xamante ne la da nga ko war a jàng ba mokkal ko wala loo xamante ne dafay nekk ci yow don la parce que actuellement dañu gis xale yi ku jug rek dafay bëgg jouer film ku jug dafay bëgg jouer cinéma nekk loo xam ne c'est à la portée de tout le monde. est-ce que noonu la war a demee normalement. pourtant je l'ai dit tout à l'heure mission la dafa am ñetti aspect ki bëgg ki jéem ak ki mën. ki nga xam ne mën na yàlla moo ko may de nature même moom buy caaxaan sax nit ñi dañ naan ko da nga ko waroon filmer li dafa nice. mais parce que moom don la bàyyiwu ci xel am koo xam ne dafa bëgg kooku neex a jàppale la. am na koo xamante ne si moom dafa jug rek dem kooku noonu day dem maanaam day telli jamono bu nekk dafa am lu mu laaj. jamono bi dama ci doon waxtaan ak sama président d'organisation Malcolm Comedy Club Babacar. mais ne ko jamono bi ñëpp a ngi tell pour dem ci cinéma wala dem pour stand-up. mais moom mu ngi nekk ci beneen facteur boo xam ne d'ici 50 ans Sénégal yëpp fa la ñuy daw dem. à bas âge moom mu ngi fa dem. donc yow Batouly da nga ne jeune là mel naa comme sama yeneen morom yi je suis présentable mais nekkuma actrice damay présenter. tu vois loolu yaa jël sa bopp nga ne man je suis journaliste depuis bas âge nga nekk di ko def. mais après léegi fruit bi mooy lan mooy boo toogee t'as pas besoin di wax di càng ba après bu ñu duggee à la découverte de xaw na jiw mais c'est tout à fait naturel parce que donc ko bëgg tarbiya ko après nga mën ko yàlla dimbali ci. d'accord donc jeunes yëpp nañu bàyyi xel loolu. alors gisoo ne kon actuellement jeunes yi dañu war a dem jàngiwaat cinéma. bien sûr. problème bi fan la nekk ñu war a jàngi cinéma wala ñi nga xam ne dañuy xëcc nit di leen defloo cinéma rek pour parce que dafa dem ba nekk loo xam ne utukaayu xaalis la. waaw mais gars yi ku ci nekk loo def sa poche la ñuy wër. waaw mais def sa poche ba aussi mu lay jural loo xam ne parce que actuellement man je vois par exemple booy seetaan da ngay gis ay scènes yoo xamante ne par exemple man tey bu ma toogoon ak sama mag wala boo toogee ak ko xam ne da nga ko rus. munoo seetaan scènes yooyu. waaw foofu nag dañuy dugg beneen aspect parce que bu ñu fàttee personne ak personnage c'est le personnage benn yére la benn manteau la booy sol benn maqaama la booy taxawee boo ci pare nga ci loolu la ñu Mawlaay Baye Demba Sy di ma wax tout le temps mu ne ma boo yéegee si kaw scène di reetaanloo nit ñi mu ne ma boo wàccee ngalla bul ñàkkat fayda wala ngalla bul mel di continuer noonu mu ne ma boo wàccee kilifa nga da nga yor kër da nga am ay mbokk da nga am ay xarit nañ la ci jox cër ba ñëpp bàyyi la bopp mais boo yéegee si kaw scène ak boo wàccee ça fait deux donc yow scène bi boo toogee mu déranger la am na benn message bu mu ciy lancé mais bu ñu fàtte am na beneen aspect donc l'autre aspect un peu sombre mooy y a beaucoup de producteurs énormément de gens yu bëgg tey benn entre guillemets benn quelconque réseau nekk seen sponsor donc ce qui fait lan la lay indi ci côté marketing day indi benn offre et la demande bu saturé pourquoi c'est saturé ñëpp bëgg a def série
mais peu de personnes ñoo bëgg a def court métrage te xamuñ ne court métrage moo lay maye étalon d'or ki demee noonu ñëpp a bëgg a def série te xamuñ ne feuilleton la ñuy def li ngeen di def nekkul série ñëpp a bëgg a def série te li ñuy def nangam la tudd parce que gars yi dañoo bëgg ñu gis leen actuellement c'est l'image. C'est vrai que nit ñi mënuñ distinguer série feuilleton yooyu noonu yëpp. waaw ba yooyu bu ci nekk am na tu sais jamono bi la rek góor ñi dañuy nekk jantal jigéen ñi xaw a nice léegi yow boo nice da ngay bëgg nit ñi ko ñu gis ne da ngaa nice. donc ñoom seen yoon boo leen fayoon 100 francs tout de suite ñu dem ñu filmer la. c'est vrai parce que am na ñoo xam ne bu ñuy seetaan Samba fi mu nekk télé bi dañ naan xool xale bi nu mu coofee xoolal lii ma naan kii de maa dajeeg moom Medina waaye mu def ay tànku neen. wallaay taalibe rek donc c'est ça mais quand même am nañu loo xam ne Sénégal dina ko promettre nit ñi mooy comme aspect boobu dañ ko teel a bàyyi xel personne beeg personnage bi des fois di nga gis nit moom mu joué benn rôle am nu mu ci solo melul noonu. man dama koy wax tout le temps ci casting yi nga xamante ne si daan nañ ma ci woo su ma ci demande autant saa ma daan def casting bu ñu ma laajee lan nga dul jouer ngeen baal ma ci kàddu bi war a ñëw mooy dama leen naan borom ñaari tur yi ak tamit ma def yaramu neen maanaam futteeku ci kaw ba ci suuf ñaari yoo laa xam ne du ma ko def mais yeneen dinaa xool nu ma ko defee parce que sama métier la te war naa ci tamit joxe ay leçons. Donc c'est ça. Alors dañuy ñëw ci beneen aspect muy aspect Samba ak les jeunes filles. Samba on voit que xaritu xale jigéen ñi nga. créé nga histoire de. xam dafa non créé wu histoire mais say xarit lañu bari nga ba ci say fan sax ñoom ñoo ci ëpp non moom dina comprendre dina xam ne affaire bi liggéey la Samba ñëwal foofu alhamdulilah parce que bu ngeen seetee diine l'islam jigéen moo ci njëkk a dugg. ok christianisme bi ñu wax. jigéen moo ko njëkk a laaj moo ko njëkk a ñaan donc tey su ma nekkee fenn jigéen ñi bëri luñ may supporter Samba fi nga yóbbu wax sama kër nga nar a tas waaye du ma ko nangu mais alhamdulilah ñoom ñoo baax gis nga jigéen wallahi ku ñu dimbali rek nga dem des fois dama koy wax dama naan dañ naan jigéen matut ak a ñoo mat te dañ leen war a bàyyi sax ñu reewantu sax des fois waaw ñu kii. dégg nga mais ñoom yeneen tension. non du caaxaan walaay du caaxaan de ñoom ku ñu dimbali nga dem. maa la ko wax xoolal te artiste bu jigéen ñi dimbali. artiste bu jigéen ñi teg loxo. mais sans problème da ngay dem. par contre artiste boo fi nekkee xam nga di jéem a xaaj ak seen mooy di jéem a far fii politique fële et cetera doo dem. jigéen tellement ñoom xam na lañ mel boo seetee ay woyu bëggeel sax ñoom lañ gën a bëgg. billaay jigéen moo bëgg lépp lu jóge ci xol dem ci xol. dëgg la jigéen lii la bëgg lu jóge ci xol dem ci xol. jigéen dafa bëgg lu rafet dafa bëgg lu xeeñ lu neex dafa bëgg dëkk fu baax waaw loolu kay ñëpp ko bëgg mu ngi mel ne papillon ak mbaaxu foo ko fekk mooy ci lu salte papillon mënut nekk ci mbalit parce que loolu la bëgg parce que mais Samba est-ce que doo poète waaw man de sama sëriñ poète la waaw suñu sëriñ poète la d'accord sama sëriñ poète mais Samba man bëri na ñoo xamante ne dañuy lam-laamee naan Samba est-ce que du poète parce que nag booy jouer film ni nga nekkee ci biir personnage bi les mots xam nga affaire yi nu ngi koy agencé ak yooyu noonu. damay dem ak sentiment. ok saa yu may joué damay dem ak sentiment bi ma koy commencé def sama waa staff ay ñoom Babacar ñoom Matar ñoom Marwan xam nga ñoom Faye ñoom ñëpp la leen doon jaaxal mooy texte yi su ma ko liiree benn yoon ñaari yoon li ci des damay toog di xaatir damay absenté wala ma jël sama kurus ma def dogu salaatul faatiha yu bëri ne ko fii yaa fi nekk bu jubee yow la. bu dëngee yow la bu baaxee yow la bu bonee yow la defal li la saf man su may nekku ci je dégage mes responsabilités après su ma taxawee dañ koy def naturellement avant ngay ñëw lii yëpp nekk discours boo mën a bind préparé ko donc lii yëpp mu ngi nekk ci li maa oxlixa te li maa oxlixa bi Baye Niass moo ñu ko tàllal ak ay xarakaatam ak ay wilayaam ak ay maqaamam jël toftal ñu ci tuuti rek keroog ba mu ci toftale dañoo fàttali Moussa ak Podar muy wanale Moussa la mu jël lu tuuti la donte jër na ci ay ati at donte jër na ci toute une génération donc ñuy toog naan ay poète la ak du poète yàlla moo njëkk a nekk poète te ñun yàlla la ñuy gis yàlla la ñuy dund yàlla la ñuy lekk ci la ñuy nelaw donc ñun poésie la ñuy gis mais ñun gis dañuy wax rek te ñun nekkuñ fi di wax yàlla nekk di gis nga émission bi la bëgg a soppi mais man du ma ko déglu sax du ma ko sa faale xam naa fi muy jaar ak man nii mais amul benn problème alors ñu ñëw ci sa côté spirituel ak li nga xamante ne mooy social dañu gis que ni Samba en dehors de tout ce qui est acteur ak yooyu dafa yëngu ci leneen loo xamante ne nit ñu bëri umpale nañ ko ñu bëgg nga ñëw ci waaw bi ma nekkee xale Mbour marché ñetti mbaar foofu lañu dëkkoon ak sama maam bu ñuy wax Kéba Malick Wilane daf ma daan yee di ma yóbbu may dem julli fajar temps seddaay yooyu léegi dama daan jàpp ba sama tànk da daan jidim
léegi sama ñoom yaay ak sama ñoom maam dañ daan mer ne ko xale bu ndaw boo xam ne primaire la nekk di def ay CPE nga koy jël di ko yóbbu distance dox ay kilomètres. di jéggi ay foo xamante ni si presque je peux dire àll la parce que benn terrain kese moo fa nekkoon ak xaj yooyu ñu jéggi di dem may jàng ci moom ni bëgg na ma am yoon bu ma teg bëgg na ma am lu ma xamal loolu dama ci war a teel a dox. ma nekkoon foofu mu ma yóbbu benn daara bi gars yi dem daara Serigne Ka bu waa Mbour maa ngi leen di nuyu suñ demaan taalibe bu ñu demaan yalwaani ba pare su ma ñëwee ñoom li ñuy lekk lay lekk donc problème yooyu dama ko teel a xam ñu tellement bindal kiis teel ma deel a comprendre yenn affaires yi même CVAV chrétiens yi temps wu xale la ma sama maam doon bàyyi may dem te CVAV ñëpp dañu yaakaar ne affaire christianisme la ma ciy dem ma comprendre ndekete social amul lu ko ëpp solo mooy ndekete baaraam bi deful dafa am benn nerf sensitif bu envoyé message nerf moteur bi pour que loxo bi moom mu dem mu mën a jël donc gars yi en coordination la ñuy nekk tout le temps yow da ngaa ñëw kii trépied bi moo tax caméra bi taxaw lépp ci social la nekk fekk nit ki mu ngi am ingratitude bu ngir mu bëgg a berul ak sa xam-xam berul ak sa wilaya berul ak li nga kii boobaa di nga beru mais boobaa sa beru du la jëriñ dara parce que sa billet de banque yi mënoo koo lekk sa kër gi mënoo koo yëy il faut que nga bokk ak nit ñi pour nga am lu la jëriñ donc loolu tax des fois ñuy defantu nànk jël suñu xaalis ànd ak yenn artistes yu baax ay ñoom Midi ay ñoom Ñamaxitek et cetera ñoom Jean et cetera jóge fii nii Dakar dem ba Thionck-Essyl xoolal Thionck-Essyl c'est au fin fond du Sénégal au sud foofu boo fayee 3000 wala 2000 ñu yóbbu la Guinée-Bissau ñu dem ak suñu propre moyen virage bi teeru ñu tatagal ñu gis beneen dund instant bi ñu ngi fa bëgg a delluwaat defal leen ay dons di lancer wàlle message Sénégal ñi nga xamante ne si ñëpp boo amee sijaada nga am bassin nga am livre nga am sac nga am ay cahier nga am double décimètre loo mu ci am ordinateur ñu ngi lay ñaan soxlawuñ ci dara ku am sa àllal na nga ko téye wala nga dem nga jënd ko indi boo ñëwee ci mois de janvier bi wala bi ci topp dañuy dem Thionck-Essyl dem yóbbul leen ko nommé nañu ambassadeur xoolal premier village du Sénégal premier village de la Casamance plutôt mu nekk Thionck-Essyl jël ñu def ñooy ambassadeur donc ñun ndekete il faut que ñu teel a dox ci social buñ ko deful ëllëg bu ñu nekkee ay ministre wala ay dara ñu beru la ñuy doon ku bokkul suñu parti duñu la compal te dëkk bi suñu dëkk la ñun ñëpp donc jeunesse bi il faut que ñu teel a comprendre loolu tey sa page c'est très suivi pourquoi pas nga partager Mor moo am na événement partagel ko Babacar am na lii na partagé lii ci partage boobu sax ci la yàlla di sentir nguuram bi boobaa du wax bu ngeen ma tooñee ma baal leen moo gën a xam ne dañ koy tooñ moo gën a nand loolu mais dafa bëgg partage rek kii dimbali kay jàppali kële boobaa mbooloo moom mooy def doole dëgg la alors pourquoi le choix de Thionck-Essyl Pourquoi le choix de Thionck-Essyl je suis né et grandi à Mbour. muy nuyu waa Mbour yëpp Daaru Salaam Coos et cetera. damay dem Mbour di ñëw mais maa ngi fii Wakaam lébu yi bëgg ma trop nag loolu c'est à souligner lébu yi dañ maa bëgg ku fi ñëw ab lébu nga may teg léegi sax dama dem ba bokk si ñoom mais Thionck-Essyl benn yoon laa fa dem mais wallahi azim gëj naa gis nit ñu original comme ñoom. ñoom noonu la ñu mel. bi ma demee Thionck-Essyl laajal gars yi sur internet boo demee dinañ ko affirmer alors avant ñu yegg ci buntu dëkk bi. la ñu taal ay Jakarta accueillir ñu te avant ñuy ñëw paa yi ak meeru dëkk bi xam nañ ni ay nangamu nit dana ñëw ci dëkk bi manqué wuñu lekk manqué wuñu naan manqué wuñu fa dara dañ ñuy dugal ci tool yi naan ñu mettez-vous à l'aise ay xam nga originalité c'est très rare. Faire semblant c'est difficile. xam nga des fois ngay def lu semblant reetaan wala bëgg lu nit kii wallaay loolu amul solo mais ñoom dañoo baax de nature ñu jël ma premier spectacle bu ma def gis ay maire bi yëpp ñëw c'était la première fois yàgg naa def spectacle mais ñoom monsieur le maire dafa ñëw adjoint maire bi ñëw police ci boppam déplacé wu indi oto taxaw ci buntu bi élèves yi ñëw maire yi def danse kii affaire culturelle yi ñëpp ñëw mu nekk accueil ba pare saa yooyu yow nga gis ay maire ak ay pa taxaw di la ñaanal xam sa tur di ci jaar di régler seen antenne di la seetaan wallaay su ma bëggul waa Thionck-Essyl kon boobaa nekk ma góor. alors en dehors de porteur de voix bi nga doon nekk acteur di lancer ay messages da nga nekk aussi acteur social ci réew mi lan la ñu mën a xaar ci Samba fii Sénégal Dakar je veux dire ak Mbour bu mu juddoo ak pourquoi pas Medina Baye ak pourquoi pas feneen ak feneen lan lañ mën a xaar. Medina Baye moom dafay am Baye Niass daf ñoo tere mu ne bu ngeen lu ngeen def rek waxe ko boobaa duñ leen jàppee ci borom kàddu mais borom gis leen ma lay nekk. mais suñu dund bi yëpp Medina Baye la. gàmmu ñun dañuy xañ suñu bopp xañ suñu kër. xuloog suñuy njaboot ndax lu ñu am Medina Baye moo ñu ko gënal. waaw laylatul katmiya ñun ay dof la ñuy nekk. waaw boobaa bu ñu demee Thierno Alassane moo ñu ëppal lépp. maa la fekk katmiya chaque fin du mois dañuy dugal suñu loxo suñu bakkan ak suñu waa kër suñu lépp. maa ko fekk Medina Baye laylatul katmiya c'est du jamais vu mu def tànk neen Samba mel ni ma ne mais kii kan la attends kii dama ko xàmmee télé bi wala
du moom. ndekete sama waa ji la. mais noonu la parce que Baye Demba Sy loolu la ñu jàngal. léegi quant à ci dëkk bi. il faut que mu am te dafa am lu ñu tumurankee. tu sais les Nigériens lan laa gën a bëgg ci ñoom. c'est vrai des fois ñu hacké loolu c'est pas bien internet. mais ñoom seen mbokk dañ koo fonk ba. boo bëggee sax ñu jox la site internet bi ne la trafiqué hacké. il faut que yow nga génn ci. Sénégal loolu la ñu manqué. loolu la ñu tumuranke. on a tellement de partis politiques. que amatuñ sax parti xol. on a tellement de partis politiques ba mënatuñoo dimbalante. dañuy tongante ñun Sénégal journal rek moo fi gën a dox. tout le temps journal kii wokk na ko kii grève na fële. am na lu ëpp solo mooy yow yor nga 100 francs te mu soxla juróom. waaye lan moo lay manqué juróom bi nga jox ma am keneen ku ma ko jox wala nga dem ba joxal leen ko. ñun ci la ñu nekk ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu. am na ñoo xam ne nag peut-être def ay concert jamais duñu jël concert may ko nit ñi wala jël ay don jox ko nit ñi loolu mooy seen bëbal parce que dañu bëgg ñu xam leen. dañu bëgg nekk ay vedette dañu bëgg nekk ay star. ñun ñoo opté nekk ay talibé. mais soxla ngay sponsor. soxla naa sponsor. soxla naa ay producteurs yoo xamante ne si dinañ ñëw indi lu ñu am indi lépp loo xamante ne si dañ koy bokk parce que lu gën a jafe mooy nga ñëw ci benn entreprise bu toll ni Malcolm Comedy Club. ñu ne la soxla wuñ alal bu bëri lenn rek la ñu soxla que ñuy dimbalante je pense que c'est l'essentiel. ci la ñuy nekk daal dina fi ba daan ci la ñuy nekk duñ ci jug mu. jaajëf alors Samba kontaan nañ damay rek tëjee ak yow ci sa côté spirituel xam naa ne du ma ñëw fii ba ñibbi te du ñu tudd suñu sang bi Mawlana Cheikh Ibrahim. waaw loolu doo xam fooy commencé. waaw doo xam fooy terminé. waaw moo tax da ngay tënk rek. waaw li ñuy tënk mooy. Milka. paa bi gis ngeen paa bi. dama leen di wax benn affaire gis ngeen personnage bu Samba li muy génnee di ko muy refléter ci moom yëpp sama waa ji la. waaw moom mooy suma dund. tey su ma demee ba ngeen ma gis ci télé bi man xaw ma mënuma defuma. maa ngi leen koy waatal ci barke alquranu karim mënuma xaw ma defuma lépp Cheikh Ibrahim Niass la. sama dund bi sama noy bi sama loolu laay wax chaque jour sama kër mel leen bis bu ma dee na ngeen ma seddal ni ku bëggoon Baye Niass la. waaw ku bëggoon sëriñam la. luñ ma seede luñ ma loolu seede luñ ma naada. julli mën naa julli lan moo ma leer ni ba muy julli fin bi xalaatuma dépense wala xalaatuma leneen. mais saa yu may xalaat Mawlana Cheikh Ibrahim Niass amul dara lu ci dugg ci diggante bi. musuma xalaat Baye Niass ma xalaat ko xalaat leneen. des fois damay xalaat ba naan damay woo sama muxadam ne ko billaay su fekkoon ni ay temps dama ko doon wax mais ne ko damaa bëgg jaay sax sama rein bi jëndal la oto te barki Baye Niass ko ma bàyyi woon sañ naa jël ma dem feneen parce que loolu moo nekk importance bi. suñu imam bu fekkee ci côté xaqiqa booy joxe lépp sa imam moo nekk nu mu tudd Ababacar dañ ko mës a laaj parce que moom dafa doon wax yonent bi tout le temps ne ko sa dund bi moo gën sama bos ñoom ñaar bi ñu nekkee ci xeer bi te man xam naa ni man sama dund bi dund Baye Demba Sy moom moo ko gën dund Thierno Alassane Dème moom moo ko gën dund Baye Niass moom moo ko gën donc Baye Niass mu ngi fi nekk ak ñun tout le temps mu ngi nekk suñu xol bi donc ku ma bëgg na nga xam ne li tax tey nga xool ma tey ba bëgg ma loolu sama sëriñ moo ko di def muy Mawla Baye Demba Sy waaye loolu dëggantaan loolu benn ci xarkamanu Baye Niass la na ndaw ñu jël seen kurus ñu xam ji yàlla cinéma bi moom lañ ci nekk mais nañ ci nekk ay messager maçon bi raaxal ba mu jub bul yàkkamtu pour ñu fay la nga def ko cadreur ba mu jub bul xulóog nit ñi nga tax nga bañ ko def ku ci nekk sa liggéey ci ngay wasloo àq c'est pas parce que da ngaa yor kurus rek foofu nga war a gën a mën a jaamoo yàlla nit nekk na ci mbedd mi sol jean sol leneen sol daal su fermé te xol bi yàlla rek moo ci nekk donc nañu gën a bàyyi xel loolu di xam ne tey bu ñu demee ba am free liberté sol costume sax di dund yàlla wallaay góor gee tax. min kay léegi waaw loolu bàyyi nga. kenn du moom waaw loolu Cheikh Ibrahima. alors Samba on te remercie. je vous remercie énormément. maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen ñaanal émission yu bëri. mu dem ba nekk télé bi nga xam ne sur internet ak tamit sur satellite ça serait très suivi. dina amal nit ñi njëriñ parce que commencé ngeen lépp lu am yàlla ak yonent bi day dem. loolu kenn mënu ci dara. donc day gën a dem incha allah. merci beaucoup kontaan naa trop. jaajëf mu ngi noonu alors dañ leen di remercier internet yi ñu doon seetaan di remercier équipe technique bi ñu àndaloon Sow moom moo ko jiite xam nga ne bu yëpp yembee macha allah moom la waaye nag di fi mu daanelee foofu laa yëkkatee damay nuyu sama maam sama xarit Seyda Rokhaya Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla di remercier sama partenaire yu may àndal Seyda Niass Goumba moom moo génn si abaya bu yanj bi waaye tamit sama mag Adja Diop mooy def make-up yu son yi xam nga ñun il faut que ñu ñuy jagal pour ñuy jag alors donc je vous remercie et que maa ngi leen di jox prochainement beneen rendez-vous sur Chronique TV merci. salaamaaleykum maa ngi di nuyu ku ci nekk tur santam di mustu seetaane di leen siyaar ku ci ne di kontaan seen seetsi bi ngeen ñëw seetsi ñu avant tout je me présente maa ngi tudd Babacar Diop
di ménageru Mori ñi gën ko xam ci turu Samba di président Malcolm Comedy Club. Li ma mën a wax tamit ci Samba bari na bariwul parce que nit pour wax ci moom day xaw a jafe tuuti mais li ma mën a seede ci moom rek mooy nit ku gëm yàlla la nit ku bëgg a bàyyi la te it ambassadeur la aussi te moo ngi koy wane ci à travers ci télé bi muy génn parce que ku xam Samba xamee na ko chapeau ku xam Samba xamee na ko kurusam donc ambassadeur la ci yoonu Baye ci côté télé bi parce que fu mu génn macha allah ñu naan taalibe Baye bi donc doon na loo xam ne sol na mbubb bi te moo ngi koy incarné ci côté Malcolm Comedy Club mu doon suñu leader doon suñu acteur ñuy def comedy stand-up yàlla dogal tamit ni que Sénégal ñun kese ñoo nekk actuellement fii di ko def ci kaw loolu tamit ñoo ngi ci bi ma suñu deuxième saison ñu nekkoon ci liggéey boobu parce que Malcolm Comedy Club li mu ëmb dafa bari parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi dégg turu Malcolm Comedy Club te comprendre ñu concept bi lépp ci social la ne parce que dafa am ñaari pàcc am na Malcolm Comedy Club loo xam ne artistes yi la ñuy jël di leen wane ci télé bi tey ñu am ouverture mun naa ci am sax ñu ma cité parce que su ma nee lim ñëpp day bari mais mun naa ci cité koo xam ne tout récemment la génn si ñun muy Chingom ci loolu la def ci suñu la nekkoon Abba gis ko tey bu ñu toogee bay seetaan Chingom muy jouer ay grand théâtre wala ñu koy gis yeneen ci télévision yi loolu plaisir parce que loolu moo nekkoon suñu objectif. ci beneen bi tamit ñu am charité play match basket la dañuy woo acteurs yi musiciens yi ñëpp ñi nga xam ne tey yàlla def na ni que ñoom la ñuy gis ñoom la ñu xam da leen dajale ci beneen terrain basket ñu ñëw def basket ñu invité xale yi ñu ñëw foox ñoom jël ay selfie te lépp lu ñu fa am ci don ñoo ngi daan jël di ko yóbbu ay Empire des enfants ci loolu la ñu nekk parce que tamit bu dul dara ñun ay taalibe nañ tey Malcolm ñëpp xam nañ ko ci yoonu baay bi tey mu doon koo xam ne maa koy ménager mais tamit ku yomb man ménager la parce que lu tax mu yomb ménager mooy avant tout moom taalibe la tey bu dee bay jouer série day simi mbubu taalibe teg ne sol mbubu acteur bi bu jouer série ba pare day simi mbubu acteur bi teg ne sol mbubu ni ku xeebu donc ñetti aspect yooyu noonu yaakaar naa ni que bu ko làmboo rek tey des fois damay dégg ñu naan ndax succès bi du na ko sonal wala du ko sonal non succès bi musu ko sonal parce que ñun gëmuñu succès ay taalibe nañ ay nitu xeebu nañ te yàlla moo ñu def ci écran bi rek parce que ay ambassadeur nañ ku ci nekk nag di nga am sa côté bi ngay woyalee turu yàlla parce que à travers ci télé bi muy génn ñu ci bëri tey commencé nañu dugg ci diine bi ñu ci bëri gën nañu bëgg taalibe Baye gën nañu bëgg Sëñ Touba gën nañu bëgg Maam Alaaji Malick ak Seydina Limaamu loolu daal moo ñu ëmb ñun ñëpp tamit ci cadre boobu tamit nit la boo xam ne tey mu wax ko mu ñàkk a wax parce que nit ki mënu wax ci yow mais tey man xam naa ñoo xam ne tey sama bët moom nga may ak fekkee parce que man Malcolm du ñu réeroo ci leen parce que ay frère nañ parce que être frère ce n'est pas dans le sang mais être frère mooy ngeen bokk benn combat boo xam ne moom ngeen di jëmale loo xam ne yéen a bokk vision yéen a bokk gëm-gëm tey moom boppam man mu gënal ma sam bopp donc yaakaar naa ne loolu mooy frère tey bëri na ñoo xam ne jël na leen tey dugal leen ci yoonu Baye Niass tey yaakaar naa ni que doon nekkoon nañ foo xam ne bu leen bàyyi tuuti amaana ñu sànku mais tamit lu mu ko tojee chaque jour rek mooy su fekkee ni que Baye missionnaire la teg yaakaar naa ni que sa mission ci mën lay échec parce que jëm na du def lu ne pour tuubal ma mais man moom ci ca dola mais bëri na ñoo xam ne macha allah Malcolm moo leen jëlee fi ñu nekk tey foo xam ne dañ naan def naka sul noonu tey ku ci nekk ci ñoom yaa ngi yor sa salaatu faatiha di ko wedd donc yaakaar naa ni que liggéey ak moom daf may neex parce que diine la gëm te diine mooy base am daal tey ñoo ngi ci benn projet boo xam ne ñoo ngi ci Malcolm Comedy Club Tour incha allahu rabbi dañu bëgg a fas yéene wër tour Sénégal bi yëpp parce que yàlla comme que def na ni que lépp lu fi nit di def fii ci côté comedy stand-up yàlla ñu la ko jiiteel parce que njëkkoon nañ ko def ak conseiller président de la République mu monsieur Massamba Gueye di ko nuyu bu baax de passage ci suñu papa la tey ñu ñëw ne nag dañuy eggali tournée boobu tournée bi ñoo ngi koy def commencé nañ ko ci mois de décembre bi dem nañ conki si ñoo ngi wax préparer Mbour tey ku ci nekk ci sa région xaar ñu Malcolm Comedy Club mu ngi ñëw ànd ak acteurs yi yëpp ñoom Mori ñoom Samba waa Mourodi
yéen ñëpp di leen ci invité tamit di leen wax ni que incha allah rabbi ñoo ngi ñëw pour bégal leen parce que benn objectif kese la ñu am ci tournée bi mooy bégal nit ñi tey ñu jox leen suñu amour ñoom ñu dalal ñu seen amour tamit di leen jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ni que loolu rek laa xamoon ni que waroon naa ko ci sànni di leen jaajëfal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim bi kamati la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam